Senweb TV senweb.com ñu ngi leen di nuyu di ànd ak yéen ci xew-xewu jamono tax ñu ngi dalal kenn ci doomu réew mi ci mbir mu ko dal gu doy waar balaa noo xuus ci waxtaan wi rek dañ koy bàyyi mu nuyoog yéen. salaamaaleykum waaw man maa ngi tudd Ndiaw Macodou Sow dëkk Sicap Liberté 1 bon France laay dund foofu laa dëkk nag mais sama yaay mi ngi fii ak sama waa kër yi. Ndiaw Macodou ñu jot xibaar ni dañ la escroquer somme gu toll ci 80 millions muy juróom-ñetti fukki millions ci CFA naka la mbir moomu demee ñu bàyyi la rek nga expliquer ñu. bon mbir bi nu mu demee mooy dama am suñu kër sama benn soi-disant tonton bon du sama tonton mais soi-disant sama jëkkëru rakku yaay la bon léegi nag dafa waxoon ne dafa am benn terrain bu muy jaay Mamel am na benn xaritam bu koy jaay bon mu waxoon na ko ñu wax ko suñu yaay bon léegi nag mu waxoon ñu prix bi ñu jël ko jox ko suñu yaay teg ko ci loxoom comme si kër gi lay sëy fa la am jabar buñ ko joxee ça fait bientôt 6 ans 7 ans ñu joxoon ko mais à chaque fois bu ñu ñëwee vacances day ne jënd na terrain bi ana këyit yi mu ne këyit yi mi ngi ci benn notaire après moom daf ñuy won benn terrain nañu yóbbuñu nañu terrain bii la gis nga lii la ñi bon ñu ne waaw bon am wóolute ci moom à notre grande surprise ñuy dem ay année mais ma ne këyit bi dafa yéex na quoi mu yóbbuñu ci benn notaire ville ne bon fii la xam nga wax ne notaire bi moo yor këyit yi il faut que ñu fay lii ma ne ok léegi dinañu fay pour am këyit yi léegi après sama rakk bi jógee vacances ñëw ma ne ko da ngay dem ci terrain bi nga xool terrain bi quoi mu dem di xool terrain bi waa ji ne ko bon terrain bi dafa tilim il faut que ngeen nettoyer ko quoi boole ko kuñ ko nettoyer devant lui ñu fay waa ji plus de 200 et quelques mille pour nettoyer terrain bi alors que le gars il savait que terrain bi ñun moomuñu ko ñu koy nettoyer ba pare après un mois après bon ma ne sama rakk bi da ngay dem pour ñu commencer clôturer terrain parce que dañ ko bëggoon tabax quoi sama rakk bi dem sur place fekk fa yeneen nit ñoom ñu indi ay mool di clôturer terrain mais ñu ne ko mais yow lii terrain bi ñun ñoo ko moom comment ça fait que ni ngeen di clôturer terrain bi waa ji ne non ñoom ñoo moom terrain bi ñoom ñoo ko jënd ñu ne ah bon ñun lii jënd nañ ko il y a 5 ans de cela ñu ne non lii ñun ñoo ko jënd ñu woo waa ji moom terrain bi waa ji ne effectivement moom ak jabaram ñoo jaay ñii terrain bi ma ne ko ah bon ñu ne ko mais nu mu demee nii parce que ñun suñu beau frère bi suñu nijaay bi Ibrahima Silla newoon na moom jënd fay nañu terrain bu yàgg kayit yi moo si desoon mu ne non effectivement Ibrahima Silla ñëw na fi jox ma benn chèque 10 millions ne ñu ay neveu ñoo bëgg terrain bi mais kenn ki dafa accidenté mi ngi si coma moo tax quoi commencé gul liggéey nañ ko may tuuti bu wéree ba commencé liggéey dinañu mottali terrain bi ñu ne ko mais c'est pas possible ça mu ne ah noonu ne la demee ñu woo waa ji ñu woo Ibrahima Silla bii nga xam ne moom la ñu joxoon xaalis sama yaay jox xaalis bi mu ne non c'est pas xam nga rek wax rek coupé téléphone bi ñu woo moom fële bitim réew wax ma ko ma ne non ma woo ko quoi ma ne ko mais yow mu ne non xaaral dinañu régler problème bi xam nga dinañ ko lijjanti affaire yu demee heureusement man dama doon jouer ci psychologie am quoi parce que amuloon trace parce que maire bi mu ko koy jox xaalis bi amul këyit amul dara ma ne bon su ma précipité nii te mu ne boo joxuñu ko dara ma ne ko woy effectivement léegi xam nga nu ñuy def grawul quoi léegi dinañu waxtaan seet nga remboursé kenn bañ ko yëg quoi mu ne woy amul problème ma ne ko léegi nag balaa loolu il faut nga defal ma benn reconnaissance de dette heureusement mu def reconnaissance de dette bi ne ameel nañu temps photocopier passeport am carte d'identité am légaliser ko yëpp jox ñu léegi bu ma téyee loolu nag laa bon léegi c'est bien am naa preuve léegi may wax ak moom kenn ñëwul ko waa kër gi y avait que moi mon frère ma mère lui et sa femme ñuy waxtaan ak moom mu naan ñu may ñu 1 mois ma ne ko na 1 mois tuuti na may nañ la 2 à 3 mois ñu dem ba 3 mois yi passé mais gaañ bi
di ñu dewloo nii quoi naan ma lan nga bëgg ma fay la chèque wala espèce ma ne ko mais man c'est pas mon problème ça fay ñu xaalis bi c'est tout bon may insister 4 mois di ko nëbbal waa ji deful benn effort mais ñu porte ko plainte yóbbu ko tribunal gars yi jàpp ko mu avoué ne moo jël xaalis bi mais dafa am fenn fu xaalis bi dafa sey si loxoom xawma lan ak lan jël avocat ñu dem si yoon gars yi àtte ne ñun ñoo gagné maa ngi papier yëpp ñun ñoo gagné war nañ ko jox moom war nañu jox 80 millions ak ay intérêt man ne non man soxlawuma intérêt man xaalis bi ñu ko jox ñun loolu la ñuy soxla suñu xaalis bon depuis loolu gars yi dine wooyu dafa def appel ça fait maintenant 4 ans ñuy dugg di génn si tribunal yeeg yooyu benn këyit kese manqué ñu mooy xawma décision benn décision pour ñu def contrainte par corps pour jàpp ko mais jusqu'à présent papier boobu moom lañ ñu joxul ba léegi. ñenn ñoo leen war a jox papier bi. mais parce que suñu avocat bi ak beneen waay bi nga xam ne mooy liggéey ak avocat bi moom moo ne tribunal moom moo yor papier bi décision boobu génnagul ba léegi ça fait 6 ans décision bu génnul c'est impossible. moom dafa jël avocat wala. dafa jël avocat bi def appel affaire bi dem cour de cassation dem nañu foofu ñu ne bon rejeté nañ ko ne lu ñu wax ne moom moo ko def parce que moom mënul taxaw tribunal ne moom moo def ba pare def appel pour ne dafay kii décision bi quoi dafay wax ne décision bi du loolu quoi léegi ñun décision boobu la ñuy xaar pour am décision bi bu ñu ko amee dañuy dem def contrainte par corps pour dem jàppi ko pour tëj ko ça fait 4 ans mi ngi avance que 12 millions ça fait 4 ans. yan argument la leen tribunal jox par rapport ak suite dossier bi. benn argument joxuñu ko. seen avocat lan la leen wax par rapport ak dossier bi. dafa ne ñu ngi xaar décision bi la ñuy xaar bon avocat boobu sax nee nañ ko ce n'est plus la peine yow liggéeyatuñu ak yow quoi. ban avocat mooy bi ngeen doon liggéey. waaw da ngeen jot ne avocat bi dafa am lu xew ci suuf wala. waaw loolu laa xalaat mais moom jour bële gisante nañu ak moom tribunal bon nee na moom vraiment xamul lu xew bon ñun bu ñu mënee sax bon moom amul benn problème xam nga kii woon nañu mais bu ñu mënee moom amul benn problème bu ñu mënee dem si keneen garaawul moom amul benn problème mais de toute façon ñu ngi xaar décision bu génn ko. lan ngeen jot ni maanaam ñuul na ci soow li te moo jaaxal leen ndax boobu ba tey mi ngi bëgg a yàgg te jusqu'à présent nee ngeen amagu leen gain de cause lu dul ci benn papier boo xam ne yéen a ngi koy xaar ba tey jotagu leen ko. loolu nag laa bëgg a xam lan la loolu laa xamagul au juste lan la parce que justice moo deful liggéeyam parce que bu defoon liggéeyam nit bu jël sa xaalis ça fait plus de 7 ans di dox si mbedd bi amul dara lu ko inquiété c'est un peu bizarre quoi. actuellement nii moom fu mu dëkk. Sacré-Cœur la dëkk fii. seen rapport yi. non ndax nan la mel guddi nu toll nii. il a divisé la famille. il y a des gens qui sont de leur côté dina wéy waruñu ko yóbbu si yoon xawma lan ak lan xam nga di mélanger la famille est divisée depuis. il est là-bas avec sa femme c'est la sœur de ma mère. jabaram ak sa yaay lu ñu bokk ndey ak baay. lan mooy situation bi fi mu ne nii ci diggante soxnaam ak sa wéjur bu jigéen. amul wax parce que ñoom ñoo sàcc xaalisu jàmbur escroquer xaalisu jàmbur ba pare. da nga jàpp ni jabaram ak moom dañoo nekk en complicité. mais si parce que jabar boo xamante ne sa doomu mag yi juddu sa kanam ngeen màggandoo bien avant nga koy xam kii jël sa xaalis mi ngi ak moom di sëy moom ba léegi mi ngi ak moom di sëy bon médiation am na parce que comme affaire de famille la souvent tamit. non benn médiation amul kenn waxu si sa yaay guddi nu toll ni moom naka la taxawee ci mbir mi. moom mi ngi toog moom dafa toog jàpp jàmburam nee na yàlla dinañu àtte incha allah. ok léegi yéen lan ngeen di xaarandi fi mu ne nii ci situation bi. lu ñuy xaar ba tey nee ngeen yéen a ngi xaar te gisu leen benn suite bu favorable. waaw lu ñuy xaar mooy tribunal justice bi génnee kayit bi jox ñu ko ñu jël waa ji téye ko pour mu fay suñu xaalis kese amul leneen. ok
donc di la bàyyi rek sa kàddu gu mujj. ah bon de toute façon maa ngi leen di gërëm en plus maa ngi ñaan justice bi ak ak avocat bu mën a dem di neexal nit loolu c'est pas normal affaire bi dañ koy teg ci yoon génnee kayit yi teg ko ci table bi waa ji fay ñu ñaanuñu ko defuñu ko dara suñu xaalis la jël c'est pas 60 000 ou 80 000 hein, c'est des millions qu'on a travaillé pendant des années mu jël ko en liquidité lekk xaalisu jàmbur nekk ci mbedd bi di dox bon bu justice deful liggéeyam bon ñun dinañu xool lu ñuy def di la jaajëfal. merci jërëjëf ci dalal bu ma dalal ma mën a exprimer wu li nga xam ne moo nekk ci ñun ko jaajëf ku baax. merci.